fekk fa Penda Badji Penda ñu ngi lay nuyu gërëm la ci toog bi nga toog sa kër. alors tey Aïda Sow Diawara nga sekkal waxtaan parce que maire yi kenn ku ne ci gox ak gox-goxaan ba nga ne yaa ngi jéem di dugal sa doole ngir xeex bañ lawuk Covid 19 bi parce que dafa mel ni xeexu koñ la léegi xeexu quartier ku nekk rek da ngay ndamoo ni sama quartier amul cas sama quartier respecté nañu mesures yi sama quartier génnuñu sama quartier demuñu dikkuñu donc moom maire bi wax na ak yow fan la tolluwaayam ne ci xeex li nga xamante ni moo di Covid 19 bi Penda Badji. maa ngi lay fay Pape Cheikh maa ngi nuyu également suñu ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo safoo programme yu groupe Futurs Médias Baye Cheikh na moon naa la nag ni nga ko waxee noonu la amee Aïda Sow Diawara moom di député waaye itam di maire bu commune bu Golf Sud dafa yëkkati ay kàddu jëmale ko rek ci aide alimentaire yi ginnaaw ba mu juree coow bu rëy ci Golf Sud waaye nag indi na ci ay leeral ni daal ñëpp mënuñoo am ci yile aide ndax liñ jot ci ay kit ma teewul ñu teewlu élément bi ngir plus de précision. Aïda Sow Diawara député maire bu Golf Sud. ginnaaw bañ la nuyoo am mbégte dalal ci plateau bu Yeewu Leen ñu bëggoon tuuti nga dikkaat ci coow li nga xam ne jamono ji am na ci Golf Sud ñu bëri comprendre ñu naka la ñuy war mën a def ba mun a am accès ci aide alimentaire yi. aide alimentaire yi nag comme ci loolu nga ma laaj defe naa ne ba chaîne la boo xam ne jóge na ci kaw wàcc si donc ba nga xamee ne egsi na Géejawaay woote nañu département. woo ñi nga xam ne ñoo ko war a fekkee yëpp préfet jiite ko ak développement communautaire donc bañ jógee ci loolu ñu wàccee ko ci communes yi donc sous-préfet woote donc ñu dal di réunion donc sous la supervision du sous-préfet man maire développement communautaire action sociale délégué de quartier imam bàjjenu gox yi groupement féminin ASC ak conseil communal de la jeunesse ñoom ñëpp ñu toog ñu waxtaan ak curé dama ci boole woon membre opposition donc ñun ñëpp ñu waxtaan donc monté comité communal loolu bu ñu ko defee ba pare ñoom dañuy seet seen quartier ñi nga xam ne ñoo ko yellool parce que du maire mooy tànn quartier yi ñooy tànn ñoom ñoo xamante ci seen biir ñooy tànn ñi nga xam ne ñoo ko yellool ñi ko yellool nag ni si jiite mooy ñi nga xam ne seen famille dañ leen confiné mooy foo xam ne malade am na fa ci coronavirus bi ba ñu confiné famille boobu donc ñeneen ñi mooy personnes âgées yi après ak veuve yi ak handicapé yi ak ñi nga xam ne dañu ñàkk seen liggéey ci biir loolu am na ñoo xam ne amoon nañu bourse de sécurité familiale donc ñooñu dañ leen jël d'office seen liste dafa exister déjà li ci des ñu séddale ko. ñooñu surtout par rapport ak bourse boobu sax loolu defe naa moo gën a jox coow li parce que bari na ñoo xamante ni ñoom nee nañu amuñu bourse familiale et que su nekkee ni da ngeen bëgg jël ñi nga xamante ni ñoom ñoo am bourse familiale pour bëgg leen jox d'office loolu day jox coow. loolu mënul jur coow parce que bourse de sécurité familiale yi ay tànn la woon ay tànn ci biir tànneef puisque loolu tam délégué de quartier ñoo seet ci seen quartier ñi nga xam ne yaakaar nañ ñoo ko yellool ñooñu bu ñu leen jëlee ñoom ñëpp yónnee liste yi ñu woo leen foo xam ne ñun maire duñ ko fekkee sax. bu ñu leen woowee interviewé ci seen interview la ñuy xam ndax war nañ leen tànn wala ñu leen tànn donc loolu la tànn la boo xam ne ñooñu déjà ñu ngi doon percevoir 25 000 francs par trimestre donc loolu lu existe la ba pare nekk ci liste yi nga xam ne loolu donc dañ leen di jox d'office parce que ñooñu ñooy famille vulnérable yi nga xam ne moom la commune bi tànnoon. kon daal ci tënk mën nañ jàpp ni ñëpp dinañ jot ci yooyu la aide. waa mënuma wax ne ñëpp dinañ jot parce que Golf 21 000 familles la 22 000 familles sax bu ma yeboo il y a presque 100 000 habitants mais il y a 22 000 familles presque te 6 000 kit rek la ñu jot xam nga kon ñi dul am dina bare donc bu ñu dindee bourse de sécurité familiale 1500 la ñu war a doon donc ñun ñu dese 5206 donc 5206 familles rek la ñuy mën a jot donc dañ koy répartir ci 35 quartiers yi. suivant la taille des quartiers nag ci la ñuy jox kenn ku nekk li nga xam ne loolu nga yelloo. ku ci nekk lan ak lan ngay am. ku ci nekk di nga am ñaari saaku ceebu 50 kilos donc muy 100 kilos di nga am 10 litres huile di nga am paquetu saabu bi def 18 morceaux di nga am lana ci saxati di nga am 10 kilos de pâte alimentaire. jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax suñu liggéey tam yéen a koy fësal yéen tamit yéen a ngi jël risque puisque ñu ngi nekk ci période pandémie ñu ne ku nekk na toog sa kër yéen ngeen di dox
di dem si nit ñi kon dañ leen di ñaanal ñu ngi ñaanal ñëpp mucc waaye yéen it yal na ngeen mucc yéen yi nga xam ne surtout que actuellement dégg ngeen tey ci suba bi ñuy wax cas communautaire yi dañ ci tuddaale golf kon xam ngeen golf mu ngi nekk ci zone rouge ngeen am fit ñëw dugg nii takku leen masque enfin xam naa li ngeen dugg ci biir moo tax ngeen dindi masque yi kon dañ leen di ñaanal yéen it yàlla muccal leen voilà weer na la de ndekete bi nga koy seeti takkoo masque c'est bien fait pour toi def na ni président barki démb bi muy vérifier ceeb bi ci camion yi journalistes yi fa ñëwoon yëpp takk ñu woon masque mu weer leen ne journalistes yi war nañu leen jox ay masque parce que yéen ñëpp yéen a ngi jël ay risques di nekk ci terrain bi maa ngi seen ñoom Zeyna bu Seneweb mais heureusement ba takk nañu masque sauf Zeyna xam naa day bañ maquillage am faare puisqu'elle doit faire un plateau journalistes yi takk leen ay masque moo gën caméraman yi di ko takk yéen du ngeen takk ay masque xawma lan moo leen dal te pourtant yéen a ngi sensibiliser di forcer nit ñi pour ñu takk ay masque mais yéen ñiy feeñ pourquoi du ngeen takk masque Penda ah. Pape Cheikh yow ay wax nga bëgg te comme élément bi dafa gudd man damaa war a gàttal. waaw quand même. donc gis nga ñoo ko déggandoo mu nekk ay kàddu yu Aïda Sow Diawara yi naay leexal nee na ñëpp duñu am loolu moom je pense c'est important ñu ngi leen di nag remercier ñi nga xamante ni ñoo jàpp ci liggéey bi Abdou Aziz di bokk ci agent municipalité moo ñu yombal a gise bi ak mairesse ak Ousmane Diakhaté ci montage Pape Cheikh jërëjëf. voilà merci beaucoup Penda tey moom sama waa ji dafa gàttal et pourtant ab lakkale la boo xamante ni Penda Badji journaliste la King FM donc je rappelle qu'actuellement ñoom it def nañu mobilisation di ñu baaxee ay information yu ñu mën jàpp ci évolution feebar bi surtout ci côté banlieue bu Dakar xam naa ni Pape Sarr Papa Madiakhaté Sarr demain on le retrouvera chez lui Ndeye Mati itam boobu ba tey ñu ngi coordonné ak moom ci sujet bu am solo bu mu préparé woon daañu jokkoo ak moom suba et puis Koumba Ba aussi dinañu ko fekk côté Wakam bu ko defee moom it mu waxtaan ak ñun ci évolution wu feebar bi on va continuer ak